jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ca gën a fës ab accident xewati fa ñu naan Kalayan juróom-benn doomu aadama ñàkk seen bakkan ñaar jëlee ci ay gaañu gaañu Kalayan nag ab dëkk la bu nekk ca commune bu Niassia département bu Ziguinchor benn camion nag moo bëkkante ak benn daamar bu 7 places ba juróom-benn yooyu ñàkk ca seen bakkan ñeneen ñu ñàkk seen bakkan ci tali bi ñeent fukk yu ca jëlee ay gaañu gaañu muy accident nag bu am fële ca route nationale numéro 2 ba la féete ca commune bu Ndande ca département bu Kébémer foofu it benn camion moo mbëkkante ak benn bus horaire lu soxal accident yi tax na tey jii nag télévision Futur Média fas yéene rek wanale leen ak benn documentaire boo xamante ne def nañu ko waa ji nag ci accident la jógee Ousmane Ndoye la ñu koy wax gannaaw bi nag mu nettali rek li nga xamante ne dund ko muy lu metti ci biir documentaire bi nag muy ñaax askan wi ñu def seen kéemtalaay kàttan nag ba sàmmonteeg accident yi lu ci bari nag mu jàpp ne ñàkkub yar bi ci la beneen ponk ci biir xibaar yi boulanger yi Sénégal nag ña ngay yëg lu ëllëg ci talaata ji daanu fas yéene rek banque seen yoxo kon ci liggéey bi diiru ka ñetti fan lay doon gannaaw nag loolee muy seen grève bi nga xamante ni soobu woon nañu ci ba bis yi ñu weesu li ñuy sàkku ba tey mooy nag kon njëgu mburu bi nañu ko yokk waaye TVA bi ñu teggi ko suukar nag ñàkk na loolee la ñu daal di nemmeeku nag ci ay bis bi nag fële ca Grand Yoff commerçant ya nag nee nañ xamuñu li ko waral bu ñu xoolee kilo ba teg nañu ca ñaar fukk waaye jëfandikoo yi nag di ko naqarlu tey am joxtu ne lépp dana daal di soppi ko ab lël nag def nañu ko jagleel ko délégué de quartier nag bu ñu ko déggee dañu doon ñoo xamante ne nag daal nañu rek def lu am solo kon ci dundunu askan wi waaye mu mel ni tey liggéey bi ñu daan def lu bari ma ngay naax saay àllub Amazone yi nag ma ngay lakk ñaari ay bisa ngi nii bu ñu nee àll bi nag alam gi ci àdduna wërngal këpp jàpp leen ni moom mooy xëtër bi solo bi mu am nag moo di ne dafay daal di rek xëcc ci tooke bi nga xamante ni mooy soqeekoo ci jaww ji loolee nag ñu ne tey bu naax saaye àll boobee dana am njeexital ci dundinu doomu aadama yi mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxarloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon ak accident nag amatina fa ñu naan nag Kalayan la juróom-benn doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ñett jële ca gaañu gaañu ñaar sax laay wax jële ca gaañu gaañu yu metti foofee nag ab dëkk la bu féetee ci commune bu Niassia département bu Ziguinchor benn camion nag moo mbëkkante ak benn poto kon 7 places Boubacar Diassi moo ci dikk ak ñun. jéye ji moo ngi am fii ca dëkk kaw bi ñu naan Kalayan sorewul benn yoon ak borne kilométrique bi nekk ci route régionale numéro 20 jaraaf bu commune bu Niassia ak kenn ci ñu fekkee jéye ji di nettali. ci fajar bi la boor 6 heures du matin 6 heures et demi la benn camion jógee Ziguinchor yéenoon ay xeer ak 7 places bu jógee woon Cap donc dafa doon taw nu ko chauffeur bi waxee Seeku Daabo nee na bu booba la camion am bi glissé mu dem fekki 7 places bi beneen côté bi donc diri ko ba ñu wàcc tali bi donc finalement ci faro yi mu yéeg ci kawam donc yàlla def ñaar buntu ubbeeku ñooñu la ñu sànni ci biti donc ñooñu la ñu évacuer immédiatement hôpital régional. Parce que c'est vers 6 heures du matin. Il faisait encore nuit et il neigeait. Il y avait une petite goutte de pluie. C'est lorsqu'il y avait des gouttes de pluie. Donc c'est là que le chauffeur a laissé jusqu'à l'endroit de cette place. C'est pour ça que ça a fait reculer la cette place jusqu'à dans le fond des rizières là où on l'a trouvé. ñeenti waxtu la laaj laata ñoo yëkkati gii camion bu 30 tonnes te fees ak xeer su xonq si oto l'armée gii nii moo ko mujjee yëkkati mu doon lu metti lool ci askan wi askanu Kalayan gii ñoo seetaan ñu daal di gis ni genn ci soxna yu si ñàkk seen bàkkan ak doomam bu ndaw seeni mbokk lañu. man sama rak jabaram moo gaañu ci accident bi. mooy nañu conseiller chauffeur yi waaw man loolu laa bëgg man may Fatou Diatta man may voisine am ñun ñooy dëkk doom bi xale bi man maa koy téye. 2 mois poussière la amagul 3 mois waaw mu ngi ci biir. ki jiite gare routière bu Ziguinchor sànni ci biir kaddu. kon la première responsabilité bi d'abord dañu naan chauffeur bi ñu nangu ko parce que ñoo dawal loolu ay jàngat la maanaam loolu yëpp ay jàngat lu ñuy seet mais fu mu dalee d'abord dañuy njëkk ne ñun la dañ koy nangu. Mamadou Diallo di maire bu Niassia yokk ci li ni mel. donc bu ñu tegee doo daanu mooy tax chauffeur bi bu ñëwee ba tollu foofu rek forcément foog mu wàññi balaa mu démarrer dafay yàgg. ñu jàpp ne weeru août bii ñu nekk nii daanaka accident yu am ci yoon yi ñàkkaloo nañu seeni bakkan lu jege fukki doomu aadama ak juróom.
ma ngoog accident yooyu kon jeexagul yàlla na fi yem loolee la ñuy ñaan ndax beneen wàññi nañu ko fële nag la ca route nationale numéro 2 ba la fay jege nag commune bu Ndande nekk ca département bu Kébémer ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ñeent fukk jële ca ay gaañu foofu it benn camion la ñu wax ni moom bëkkante ak benn bus horaire boo xamante ne ma nga bàyyee ko woon ca Ndande ñooñee faatu nag bokk na ci ki doon dawal nag camion boobee ñi nga xamante ni ñoo ca jëlee ay gaañu rawale nañu leen te centre de santé bu Kébémer ak kër docteur ba nekk ca diwaanu Louga ñu duppee ko Amadou Sakhir Mbaye lu soxal accident yooyu tax na ba tey ji nag télévision Futurs Médias def ab seetlu rek ci tolluwaay bi loolu moo waral ñu daal di seetit kenn koo xamante ni jóge na ci accident muy dund lu metti gannaaw bi fukki at ba mu jógee ci accident boobee Ousmane Ndoye nag def na ab documentaire boo xamante ni ma nga cay jàng lu bari di ci jàngale sax lu bari ñu ne nag ñàkk yar gi ci la waaye léeg-léeg it ger bi nga xamante ni gis nañu ko ci joxinu permis yi loolu yëpp nag mooy gën a sabab accident yi dañu ci ànd ak Cheikh Diop Diafara Ba. lu ëpp fukki at mu ngi nii lu bëri ci dundam daal di coppeeku Ousmane Ndoye defoon ab accident boobaak léegi nag muy toog ci li nga xam ne moom moo di chaise roulante bi lii nekk ab bés boo xamante ni du ko fàtte ba mukk. mission laa demoon Kédougou ñu ne ma njiitu réew ma fa soxla woon ma dem accident dab ma c'était à 7 février 2007 à 16h maanaam 4h. le chapeau doogu ñëw jël ma yóbbu ma Tamba principal lañ ma indi principal après ñu opéré ma parce que amoon benn gaañu ci ay tànk wala ci dara sentir naa ni samay tànk diis na rek ñàkk samay tànk moo gën ma am problème mu xel et ma gis ci hôpital bi ma nekkoon. la fay ñëw ci intervention ak auto chapeau li muy ñëwee chaque jour su ma laajte ñu ne ma accident la. mu nekk ab situation bu doy waar lii di gën di bëri ci suñu jonn yàllaay tey bi ci mujj ci accident mi ngi am tey ci Oussouye. te li koy indi tout souvent mooy manque yar manque formation ak corruption. lu metti la. te lu ñu mën a moytu la. ñu ñàkk seen bakkan ci benn bis parce que loolu metti na. ay junni accident fii ci mim réew kile bokk ci ñi nga xam ne rek dal ni ñuy mucc ci wàllu wi loolee tax mu taxaw temb ngir saafaraal lu ni mel ci loolee la daal di réaliser ab documentaire boo xamante nii rek mi ngi sensibiliser bu baax li nga xam ne moom moo di askan wi. beneen mission bu ma dox parce que dama daan xool ñu handicapé wala may xool ñu handicapé par accident. sama xel daaw ma leen bàyyi xel su ma leen xoolee dama leen di yërëm or que waroo leen yërëm ay nit la ñu war a contribuer seen réew. parce que chaque jour dañoo war a wàcc ci terrain bi di liggéey moo tax ma taxawal benn documentaire bi xam ne man ak chirurgien yi la ak ñi seet accident yëpp ak ñi nga xam ne dañoo toog di voyager ñàkk seen doom pour ñu mën a sensibiliser askanu Sénégal. ki la taxaw temm ba tey ngir wax ak askan wi ci ay kàddoom mi ngi xam ne ni l'indiscipline ak itam manque de formation ba ci mboxum gi li lay doon li ëpp ci liy indi accident yi ba tax itam muy sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di dawalkatu ndaamaar yi ñu gën a am ak dal ci li nga xam ne moom moo di tali bi. Cheikh Diop ñi yëngu ci dem bi ak dikk bi bootu nag ci aftu ñoom nag ñu ngay yëglu ci grève la ñu jëm lu ko tàmbalee ñeenti fan ci weeru septembre la ñuy ñaxtu nag bokk na ci seen i payoor nanu ko yokk xoolaat tamit seen statut Maymouna Ndiaye ak Amadou Ba doxantu nañu ba ca terminus bu Ngor. ñu ngi fii ci ligne 35 bu Ngor Mbaye Ndong chauffeur la ci groupement bu transporteur yi ci atum 2008 ba léegi boobaak léegi muy yëngatu ci bile liggéey wante li mu seetlu mooy amul dara lu soppeeku ci dundam. dañoo waxoon contrat yi yaa ngi dégg di ñu fayal ay indemnité yooyu yëpp gisuñ ci dara maanaam ci ñaari yooyu rek laa la wax ak li ci biir. waaw li ci biir moom mooy côté bu ne parce que fi mu toll nii une heure bi ñuy xëy ak heure bi ñuy wàcc metti na. personne man bi muy xëy tey 3 heures du matin laa xëy laa yeewu sama lal sangu taxaw télé bi war a Tëngéej laa jógee war a ñëw Pikine billaahi wallaahi talaay 4 heures nangam maa ngi taxaw télé bi mënu ma am oto mënu ma am dara te war a xëy si fii war a wàccaat bul xam ay 23 heures. boo feebaree ñu taxaw la faj la. loolu bokk na ci liggéeykat yi li ñuy laaj ba tax na ñu nar a bank seen loxo. paiement bi demeewul noonu waaw transporteur daal ñun daanaka sax dafa lu ñu boolewuñu IPRES boolewuñu caisse sécurité sociale fayewuñu IPM dafa lu ñu dara daal daanaka feebar yaay faj sa bopp waaw defoon nañ tamit ay carte transvie
bu weer dee ñoom ñu lay dagg 5000 di la cotiser 2200 mais nekkul ñëpp ko am quoi waaw mais man nag su ma sañoon ay kii di xëy kii di goon sax mën naa ñàkk mais nañ defar salaire yi mu baax ñu wàññi jour dañuy liggéey quoi. moo ne de ay weer ci ginnaaw jotoon nañu xaatim ab déggoo ak ki nga xam ni moom moo leen bind wante ba léegi furaas. dafa am contrat yu ñu wax dañu signé contrat yokk salaire yi di liggéey 8 heures de temps di liggéey heure di wàcc heure la ñu waxoon mais ba léegi tamit gis ñu loolu daal li ñu waxoon ñu may leen 2 mois la ñu waxoon ñu may leen xam 1 mois léegi ba léegi tamit gisuñu dara léegi nag moo tax ñu bëgg a dem grève le 4 léegi nag ñoom buñ yëgloo bu fekkee ñu liñ bëgg mën nañu kaa defal. ñu kon ne liggéey fekkee mën ñu kaa defal tamit li ñu wax rek dañuy téye oto yi. bu fekkee fileeg ñeenti fan ci weeru septembre dara judduwul ni saafara ci seen i tawat liggéeykat yi nee nañu dinañu banque seen loxo bañ a daw bu ko defee ñu sëgg ci seen i mbir. Maimouna Ndiaye ñeneen a ngi nag fas yéene ñoom it banque seen yoxo loolee nag lu ko tàmbali ëllëg lay doon diirug ñetti fan muy ñenn ci boulanger yu Sénégal ndax nee ñu kilifa daal la ñu waxanteeg ñoom sàmmuñu ko bokk na nag ci njëgu mburu bi ñu ne nañu ko daal di yokku waaye tamit TVA bi ñu teggi ko ñu teewlu Modou Gueye moom moo jiite regroupement des boulangers bu Sénégal ci micro Salif Sow. banque suñu loxo ak mettit nag parce que tamit ñun suñu rôle mooy nourrir population bi mais ku mënatul a dem da ngay taxaw parce que mburu moom comme da nga koy defar def ci xaalis bu bëri investir xaalis bu bëri pour war a liggéey servir ce pays mais boo demee ba pays bi teg la loo àttanul tamit wax dëgg yàlla da ngay taxaw ñun mburu liñ ko defaree fi mu nekk mi ngi ñuy coûter 180 francs moom lañ ko war a jaayee bu ci suñ bénéfice bokkee état bi nag xam na ko parce que moo def enquête boobu ci terrain bi wi ñu ko nag ni du ko mun parce que mburu dafa sensible ñu ni ko nag bu mburu sensible ce rôle la yow nga ñëw en aide à la population comme ça se fait dans d'autres pays am na levier yu mën a jaar mën na subventionner mën na dindi TVA mais mënut a jël rek mu sëf ko boulanger bi ni parce que boulanger bi moo néew doole déedéet secteur bi mooy suux bu boobaa li ñu doon revendiquer ca début ba ñun ñaari affaire moo ñu ci gënoon a soxalal mooy lan mooy réglementation bi ak structure du prix du pain lan la ñuy jaayee mburu nu bokk ko beneen fédération bi liggéey ko ba am aboutissement boobu ñu fay ci xaalis bu bari def ci temps bu bari am 0,95 ñoom bu ñu wiññi ko loolu nga xam ne moo nekkoon suñu cheval de bataille ñu teg ko fële di ñu indil ay dilatoire def ñuy metti te defe naa ne famille boulangerie li mu soxla fi mu nekk union bi la soxla ensemble ñu nekk bloc parce que li ñuy def kat du xëccoo mais luy jëmale secteur bi kanam la ñu nekk nu fi pour xëccoo mais lu soxali secteur bi. boulanger nag du ñëpp ñoo fas yéene rek kon banque seen yoxo ëllëg ci liggéey bi ñu ci mel ni fédération des boulangers bu Sénégal ñoom nag teel na noo wane seen bopp du ñu bokk ca boobu bépp grève médiateur de la République nag fële ca Thiès daal dinay rek yëkkati ay kàddu jëmale ci yenn jafe-jafe ñu nemmeeku ci réew mi bokk na ci coowal suuf waaye tamit yenn patron maanaam njiit yoo xamante ne joxuñu gëdd seen i liggéeykat naka noonu it ñu gis ni lu ca bari bari sax ma ngay soqeekoo ci société minière yu Sénégal maître Alioune Badara Cissé mi ngi ko xamle nag ci bi muy samp correspondant bu médiateur de la République fii ci Sénégal ci diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop. du mbir mu yomb liggéey bu metti la am ay pakk-pakk ak ay ruq kii di médiateur de la République liggéeyam de daanaka askan wu bari de jublu nañu ko ba tax na Alioune Badara Cissé li mu dikkoon fii ci diwaanu Thiès doon tabb nag correspondant am gis ne Thiès de daanaka am na ay dossiers yu am solo yoo xamante ne jébbal nañu ko ngir mu indi ci ay saafara. jàpp naa ne bépp réclamation boo xam ni tegu na suñu taabal ay jéego yu kawe sax lañ ci def maa ngi ñëwaat sànq ak liste bi nga xam ni mooy dossier yi dëkk Thiès. toll na ci téeméer jàpp naa ci téeméer yooyu ñeent fukk ak lu ko ëpp mottali nañ ko. lu jëm nag ci wàllu suuf ñi ñàkk seen liggéey ak yeneen i xeetu ñaxtu de Alioune Badara Cissé gis ne li nga xamante ne nag liggéey nañ ko ci am na solo lool ba lu ci bëri de féete na boor. dafa naqadi nag di jël ay statistiques ci biir médiature ndax bu ñu la saisiree ren du rek da ngay woote tout de suite mu faju ndax li ñuy tawat di ko jàmbat ci administration léeg-léeg mooy seen yéex a tontu mooy seen ñàkk farlu mooy seen ñàkk jël téléphone mooy seen ah dañu ñu dab itam suñu diggante ak ñoom naam léegi tànn na bu baax ndax administration bi ñuy déglu ni ñuy jiitu sax au niveau du ministère de l'économie et des finances ni ñuy jiitu ci suñu ay bëgg-bëgg di ko faj ñu ngi am itam soldats yi ñu ngi ñuy contacter alkaati yi ñu ngi ñuy contacter te loolu daawuñu ko def ñoom
ñu accompagner leen ci processus boobu lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama te am ci paju. Gora Diop moom la ñu tabb mu nekk nag correspondant fii ci diwaanu Thiès bu médiateur de la République ñu doon ko amale ci gouvernance bu Thiès ci teewaayu kilifa yu bëri rawatina gouverneur ak préfet bu diwaanu Thiès. waxoon nañ ko sànq ci ponk xibaar yi lépp nag benn ay bés a ngi nii suukar daanaka teg ko gët dafa jafe suukar soosé tax na ba ñu doxantu ba fële ci Grand Yoff jaaykat ne nag la ñu xamle mooy dëgg la suukar ñàkk na waaye tamit yokku na xamuñu lu waral yokkute googee ndax kilo bu ne teg nañu ca ñaar fukk waaye jëfandikoo yi tamit di ko naqarlu te am yaakaar nag ne lépp dana soppiku Maguette Soirée Diallo Thierno Laurent Mendy. suukar nekk na lu jafe jamono ji ci grossiste yi ak détaillant yi njëg yu ndaw yi ngay fekk ci boutique yi ab yokkute lañ ci gis ca Grand Yoff suukar bu raar bi jaaykat yi ñu ngi koy yëg bu baax. si dafa manqué kay dafa manqué avant tabaski ba léegi ins bi amul mun nañ ko jaayee 650 pour am ci dara mais boo jaayee 600 moom doo ci am dara. même seetlu lañu amal boutiquier bi ñu xamal ni ay fan a ngi nii mu ngi wër suukar. man de am naa fi 5 jours aw ma suukar. 5 jours la ngi nii. waaw. bu béykat bi war a suukaru kii. suukar bu mag. am na koy jaay ay 27500 ay 28100 am nañu koy jaay. loolu moo arrangé wu kenn. consommé suukar nekk na léegi lu jafe ci nit yi. amoon ndekki laay jaay suukar bu amul doo mun jaay ndekki ñu dañuy wër ba sonn fu nga am suukar boo jaay kilo bi yaa ngi koy doon jëndee 600 léegi mu ngi ci ay 700 xam nga loolu seer na trop sax. dañ koy jënd kay parce que moo fi sës ci loolu ngay liggéey dañ koy jënd parce que amoo pexe. da ngay yónnee ci boutique bi mu ne amul nga demaat en face de moi amul nga dem yeneen côté ba ci troisième boutique ngay soog a am te benn ngay am noonu nee na daal dafa manqué maa ngi yëg manqué bi moom parce que côté yooyu yëpp même sama voisine yeeg ñooñu dañuy wax ne suukar dafa manqué. pour am suukar di nga dolli yeneen 100 francs boobu la yokkute consommateurs yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax. mangook kon Mamour Diallo dana daal di fas yéene rek kon porter plainte kii di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne Ousmane Sonko ci jëmi boppam moo ko njëkkoon nag yóbbu fa mbaxane doone benn maître El Hadj Diouf mi koy layal mi ngi doon janoo sànq ak taskatu xabaar yi nee na nag tey am na ñu ci lu ñu jàpp loo xamante ne lu wóor la ngir nag kii di njiital Pastef nag ñu mën koo teg loxo loolee sax lay sàkku moom avocat bi di maître El Hadj Diouf lépp nag mi ngi aju ci coowal juróom-ñeent milliards yi ñu àddu ci leneen nag muy àllub Amazonie bi nga xamante ni mi ngi lakk def na ñaari ay bis ci tey jilee bu ñu nee nag alam gi ci àdduna wërngal këpp jàppale ni kon àll boobee booy xool tey mooy xëtër bi ma ngay lakk nag mën naa am njeexital ci dundunu doomu aadama bi ndax boo xoolee àll boobee jàppale ni tooke gi nga xamante ni moom mooy sokke ko ci alam gi lu ca ëpp nag moo koy xëcc boobeeb àll dañ ci ànd ak Maguette Gaye ay junni hectare ci àll bu Amazonie ànd ak safara si naxasaay ay daay yu bare song boobile àll ci bis yi ñu génn ñi seen xel màcc ci alam gi am si njàqare teg si di jàmbaaraamu tuuma garab yi ñuy dagg ñu jàpp ni mooy li indi yi le daay dog bu ñuy dog garab yi ak ñax yi ak yooyu fa nekk yooyu yëpp di leen di génnee pour béy ak sàmm yooyu nag ñooy indi daay bi naka la koy indee boo daggee ay garab pour nga def sa tool garab yi da nga leen di teg fenn bu yàggee bu amee ay semaine dañuy wow bu ñu woowee nag boo ko taalee dafay tàkk te ñoom nag comme que mënuñu génnee yëpp mënuñu ko suul taal rek moom moo leen di arrangé donc moom mooy waral ñu leen di taal muy indi daay. mu toll ci 5,5 millions de kilomètres carrés boobi le àll su naxasaayee mën naa indi ay njeexantal yu metti ci dundinu nit ñi. garab bu nga xam ne dafay tàkk. carbone bi au lieu que mu séquestre ko day émettre partie bu nga xam ne daf ko conserver donc émission bi doon na lu nga xam ne conséquence bi ci climat bi kenn xamul fu muy jëm parce que carbone bi nu mu gën a yokkoo ci atmosphère bi mu gën a indi dérèglement climatique ñi nga xam ne ñu ngi ak seen cosaan ñu ngi ak seen xam-xam ñooñu bu daay bi continuer dem ba finalement dinañu disparaître parce que àll bi nañu am. ñu jàpp ni mooy forêt tropicale bi gën a mag ci àdduna bi Amazonie ëmb na ay ressources yu bari ba tax ñu koy duppee xëtëru àdduna bi. njëriñ bu njëkk bi mooy xeetu garab yu fa nekk ak xeetu ñax yi xeetu mala yi fa nekk ak xeetu picc yi fa nekk dafa yu bëree yaay bu nga xam ne naam 10% moo fa nekk. ñaareel bi mooy tooke bu nga xam ne tey mooy indi jafe-jafe yi ñu koy ne gaz carbonique àll boobu bokk na ci àll yu nga xam ne daf koy wàññi tuuti ci jaww ji mooy séquestration de carbone. bokk na ci àll yu nga xam ne dafay dimbali
adduna bi pour que climat bi bañ a dérégler bu bare. lu toll ci ñeent fukki at àll bu Amazonie ñàkk na 18% ci surface am li ko waral di garab yi ñuy dagg ci àll bi ñi seen xel màcc ci wàllu wi di jàmbaaraam bu tuuma président bu Brésil ñu bari jàpp ni Jair Bolsonaro joxul benn gëdd alam gi li ko yitteel mooy di wéy di exploiter àll bu Amazonie. ab lël nag amal nañu ko rek jagleel ko ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy délégué de quartier yi délégué de quartier yooyu nag tax na ñu def ci tamit tuuti seetlu mooy lan mooy seen taxawaay ci dundinu doomu aadama yi ñu ne lu am solo la waaye tey boo xoolee daanaka seenub liggéey lu bare bari ma ngay naax saay ndax anam yi ñu leen di tànnee la wala bokk délégué de quartier bi dañu koo joxatul gëdd leeral yi ak Kumba Amatlo ak Thierno Laurent Mendy. xamuñu la. bokk na di dox ay jéego yu am solo ci goxam chef de quartier li nga xam ni moo di taxawaayam bokk na ci itam lëkkale dëkkandoo yi ngir diggante yi gën a rafet bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci askan wi jàpp ni loolee mel na ni mi ngi nax saay. taxawaayu chef de quartier yi jamono ji ak jamono bu njëkk dafa wuute ndax bu njëkk chef de quartier daan na dem di dugg ci biir kër yi di jàmm santeeg waa kër yi waaye léegi comme ni nga ko waxee rek chef de quartier yi nekkewuñ fi lu dul seen bopp. c'est un représentant du gouvernement. 2 moo yor population bi yëpp ci ñoom la ñu weeroo voilà lépp lu war a dem ci këyit d'abord ci kër ci ñoom la ñu njëkkee. moo xam fii ci Dakar wala ci beneen région taxawaayu chef de quartier yi ñu bari ci askan wi dañu ko soofantal. chef de quartier bu fekkee ne itam nguur mi du def dara ci ñoom dara du leen jaral. suñu taxawaay tey coow day am sax sa koñ am chef de quartier nga ne noonu nañ dem police. pourquoi pas mënuñu ñëw ci chef de quartier bi wax ko li xew moom mu taxawuñu si kon avant ni ko gars yi doon doxalee mais loolu yëpp dañ ko suul léegi. li waral lu ni mel bokk na ci anam bi ñu leen di tànnee ñoom jiitu gox yi ci kàdduk kii di yeewoo ci Grand Yoff. am na problème yu bari yu xew ci biir quartier bi te ñoom duñu dem directement ci chef de quartier ça c'est pas la faute au chef de quartier ou au délégué de quartier voilà c'est la faute à la population. doxkatu jàmm yi le jamono yii gannaaw ab taxaw seetlu seen dayoo wàññeeku na bokk na ci li ko waral lii di quartier résidentiel ak cité privée yi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Kumba Amat Lo confédération des ministres Kumba Amat Lo waaw ñu koy jaajëfal ni mu ko waxee conférence des ministres de la jeunesse et des sports moom nag daal di nay rek jagleel ay ndaw yoo xamante ne nii dañoo daal di tëraloon ab projet liñ ci jublu rek moom mooy fexe ba gën leen gunge ci li nga xamante ni mbëbët nañu ko di ndaw yooyu nag ñu ci bari di yëngu ci wàllug tàggat yaram ab programme la boo xamante ne nii koppar yi ñu ci dugal mat na 200 millions ci suñuy koppar ñi ñu ko fas yéene jagleel nag seenu at fukki at ak juróom-ñett la jàpp fanweer ak juróom-ñeent ñu teewlu Gabriel Luciano Prera moom mooy secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllug ndaw ñi ci micro Cheikh Sadibou Diarra. ndaw ñi nag nekkuñu fonction publique duñu liggéey fonction publique nekkuñu ci secteur privé newuñu ci société civile mais ñu ngi ci masse des jeunes ndaw ñi. bëgg leen def ay entrepreneur mënal seen bopp recruter ay ndaw comme ñoom dugal leen ci seen projet yi amal leen liggéey nekk na loo xam ne moom la Sénégal di séentu en tout cas ci ndaw yi nga xam ne seen projet yi jàpp nañu projet boobu ci programme mu PPG. tàggat yaram la ñuy jeexalee ak championnat ci bitim réew ci wàllu football ak sunu gaynde yi nga xamante ne ñu ngi ci yenn ci club foofee ñu gis ne nag ci njeexitulaay bis bi daal wane nañ seen bopp bu baax a baax gaynde yooyu bokk na ci Mbaye Niang mi nga xamante ni dugal na ab but Idrissa Gana Gueye moom it na mu dooree ca Paris Saint-Germain ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax Cheikhou Kouyaté naka noonu ba ci gardien bi di Edouard Mendy dañu ci ànd ak Mamadou Fall. ay gayndey Sénégal yu wane seen bopp ci week-end bi ci championnat étranger Gana Gueye mi nga xamante ni nag matcham bu njëkk la doon football ak Paris Saint-Germain wane boppam wane ci xarañteeg dal gannaaw nag ay passe yu bëri yu mu jaarale ci yoon moom sax bokk ci ñi may Paris Saint-Germain ndam bi mu am ci kaw Toulouse 4-0 ci dara ñu tekk ci milieu bi nekk milieu à 3 ci diggante Verratti ak Di Maria mu wane xarañteem wane disponibilité am ci wàllu physique. beneen sénégalais bu wane xar kanam ci week-end bi mu di Pape Amady Niang
attaquant rennais bi moom dugal ñaareeli biwam ci bile saison bi boobu nag tombeek ñetteeli junni biwu histoire club bi ci seen jàkkaarloog Strasbourg. kii di Amari Traoré moo ko paas ci 16 mètres yi international sénégalais bi daal di kon dugal bal bi ci ab tir croisé juróom fukki minute ak ñeent ci match bi moom jamono ji am na fukki but ak ñaar ci Ligue 1 bi ci atum 2019 jël nag ñetteeli meilleur buteur ci football français. beneen sénégalais bu ren bu wane boppam moo di góol bi di Edouard Mendy moom nag ñu daal di koy titulariser pour la première fois mu wane boppam daal di décisif moom sax ñu jàpp ko l'homme du match mu bokk nag ci ndam lu rëy li nga xamante ni moom la ren am ci kaw Strasbourg. gannaaw ñetti bal yu mu génnee rawatina benn penalty bu mu jàpp ci première mi-temps bi moom mii di Edouard Mendy la ñu tabb homme du match ak note 8,3. ci Angleterre foofee capitaine des Lions bii di Cheikhou Kouyaté dafa wane boppam ak équipe am ca Old Trafford la ñu fekki Manchester United daal di koy daan Crystal Palace daan Manchester United ñaari bal ci benn match bu bokk nag ci ñetteelu journée wu Premier League bi. championnat boobee sax Sadio Mané ki ñoñom ñoo nekk ci bopp bi. cant ak ngërëm ñeel la Mamadou Fall yéen sant nañ leen gërëm leen yéen ñoo ñee fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop.